xam ngeen ne li ñu tax a jóg mooy Mbour te mooy Mbour gi nga xam ne ñun ñëpp dañoo am ambition yóbbu ko ci nu mu gën a kawe muy Mbour gi nga xam ne bi yàlla sunu borom créé monde bi créé continent yi ñu dagg ko ay dëkk yàlla daf ñoo jagleel Sénégal ci biir Sénégal mu jagleel ñu département de Mbour ci biir département de Mbour nag ñun ñu am commune de Mbour bi nga xam ne moom dong lañu am ñun ñëpp nag ñu vivre fi ay situation yoo xam ne kenn ku ci nekk boo wéetee di nga xam ne amuloo li nga bëggoon en tout cas ci dëkk bi fi nga xalaatoon ne foofu la war a nekk parce que Mbour dëkk bu mag la may profiter rek di féliciter le comité électoral bu Aljabel bi nga xam ne sunu frère le président Mor Sall moom moo ko jiite mu ànd seeg responsable Benno Bokk Yaakaar yi yépp ñu ànd bu rafet àndu ngor ak nawle di yëkkateendoo di tegandoo di def un travail de fond extrêmement important ba pare di innover parce que tey jii defe naa ne journée bi ni mu demee dinañ ci jàngat pour suñu yeneen journée yi di ñëw ñu mën cee am résultat yu mel ni yii ñu amee fii kon maa ngi leen di féliciter bu baax ci taxawaay bi ak ci liggéey bu rafet bi waaye loolu yëpp day dellu ci waat rek ci ñun ñëpp li nga xam ne moom moo ñu yëkkati mooy bëgg Mbour mooy nekk ci dëkk boo xam ne yàlla da koo teral ay mag ñu baax ñu fi séjourné Mbour mooy dëkku Serigne Saliou Mbacké Mbour mooy dëkku Ahmad Lamine Dabo Mbour mooy dëkku El Hadj Gorgui Wade Mbour mooy dëkku El Hadj Ahmad Wade Mbour mooy dëkku El Hadj Youssoufo Fall Mbour mooy dëkku El Hadj Ablaye Faye Mbour mooy dëkku Tafsir Demba Sall Mbour mooy dëkku Cheikh Ahmad Lo Mbour mooy dëkku Cheikh Tiefay Diouf Mbour mooy dëkku ay kilifa yi dul jeex sëñ Ousmane Seck kenn Mansour Bara waxoon naa ko léegi donc ay kilifa yu mag ay wëllu yu ci même période ñoo doon yeewoo fii ci dëkk bi ñu naan Mbour dëkk boobu kenn waru ko seetaan muy continuer di nekk situation boo xam ne du bi war boobu mooy premier jagleel bi ñu yàlla jagleel par rapport ak Mbour deuxième bi mooy yàlla dafa jël Mbour mënoon na ko samp ci désert mënoon na ko samp ci ay montagne mënoon na ko samp ci glace waaye mu samp ko fii ci Petite Côte bi ci booru géej gi mu am climat bu baax mu samp ko ci géej gu teey sunu mbokk gendar yi dañuy tooñ géeju Mbour bi naan géej gu jigéen la parce que Grande Côte bi du mu yëngatoo melul ni sunu géej gi nga xam ne mooy géeju Mbour mu jël ko def ko entre deux stations balnéaires mooy Saly ak Pointe Sarène bii di ñëw mu teg ko à côté de la zone industrielle de Sandiara sunu boroom jëlati Mbour teg ko watu zone industrielle bu Diass def ko à 20 minutes de l'aéroport de Diass président Macky Sall ñëw indi ñu autoroute à péage bi ba pare jëlaat autoroute à péage bi di ko ñor di jëmale ko Fatick ak Kaolack ba pare muy dëkk boo xam ne mooy premier centre de pêche artisanale du Sénégal di deuxième centre sportif du Sénégal am nañ fi roi des arènes démb Bombardier mu ngi woon fii ngeen nekk ñaari yoon am nañ fi ay yeneen ni champion de lutte
ñoom buubu assurance ngi fi ñoom Pakala ngi fi ñoom Jordan ak ñeneen am nañ fi ay équipe première division ay équipe yu fi def jaloore bu nekk ku mel ni Stade de Mbour fii la nekk ku mel ni Mbour Petite Côte fii la nekk Kër Madior fii la nekk Demba Diop FC fii la nekk yooyu ci biir commune Mbour donc sans compter équipe yi nga xam ne ñoo ngi nekk ci ay national ak ay régional comme ay Diamaguène ak yeneen am Mbour basket club nekk première division am handisport suñu mbokk waa centre handicapé yi chaque année ñu dem demi-finale wala finale handisport am ay champion judo am ay champion karaté ay champion taekwondo ñooñu ñëpp waroon na mën a am fii ci Mbour ay infrastructures yoo xam ne dinañ fa mën a defal seen sport ci nu mu gën a baaxee bu yàgg ñun ñëpp ku ci doonoon basketteur ci terrain basket bi nekk sa école fa nga ko jànge ku ci nekkoon handballeur ci terrain ba nekk ci sa école fa nga ko jànge football sunu mbedd yi ay mbedd yu yaatu la doon nekk wala ñu am ay bayal yoo xam ne dañ ko doon football wala mu am terrain wala terrain lycée Demba Diop ñu fa doon dajee di fa football ba talent yu bari ci la génne mais actuellement malheureusement bayal yi amoon yëpp jeunes yi dañ koy xëccoog mairie bi balaa ñu koy dagg di ko jaay ay étranger yi nga xam ne ay stade la yoo xam ne dañ koo defaroon déjee ko ci ay football ak yu demee noonu actuellement ku nekk xam ne ren am nañ 80 équipes nawetaan mais nawetaan amul ren ndax amul terrain bu ñu mën a footballé stade municipal bi wóoratul sax a dugg stade Caroline Faye bii nga xam ne organisé nañ fi Coupe d'Afrique moins de 20 ans actuellement impraticable te pourtant y avait un comité de gestion boo xam ne mairie bi ñoo koy gérer non seulement ku fa organiser marché di nga fay xaalis mais même guddi yi koñ ak koñ wala ay entreprise yu ñëw di fa fooye sax dañ daan fay xaalis sans compter benn partenariat bu ñu amoon ak espagnol yi seen école de football bi ñu fa doon fay xaalis bu bëri mais kenn xamul xaalis boobu fan lañ ko dugal ba stade bi actuellement impraticable nawetaan amul ren daaw situation boobu moo wàcc stade de Mbour deuxième division Mbour Petite Côte daa rëcc sur le plan économique ñi nekk ci quai de pêche bi gis nañ li fa xew ñoom ak mairie bi xeex guddi xeex bëccëg ndax occupation espace bu anarchique ndax di jël ay ticket parallèle di ko fa dugal di jéem a rocc foofu ay xaalis yoo xam ne trésor du ko gis kenn du xam xaalis bi di dugg oto yi bu ñuy dugg ak bu ñuy génn rek mën nañu perdre 40 minutes à l'aller wala 40 minutes bu ñuy génn te li anglais di wax time is money temps boobu ñuy perte dafay am incidence négative ci seen productivité ak seen rendement boo demee marché ba marchand ambulant yi kontaanuñu borom cantine yi kontaanuñu waa syndicat ba kontaanuñu grossiste yi kontaanuñu transporteurs yi kontaanuñu clando yi fay ñëw kontaanuñu camionneurs yi kontaanuñu nit ñi koy productif yi kontaanuñu waa hôpital bi boo demee hôpital bu tefes bi ña fay liggéey dañu mujjee taxaw di grève parce que kenn mënatul dugg ci centre bi kenn mënu fa génn loolu yëpp di ay problème yoo xam ne nit ñaa ngi koy dund fii ci Mbour li may wax nii nag mooy bala ngaa élaborer un programme da ngay def li ñuy wax diagnostic bala ngaa bindal nit ordonnance ne que lii moo lay faj da nga koy defar analyse nga xool température am xam ban feebar moo ko dal pour nga mën ko defal nag médicament yi nga xam ne ñoo ko war a faj yii ñuy wax yëpp ci cadre boobu ci lañ ko xamee ci lañ xamee ne Mbour problème yi yëpp am na ko boo demee ci accès aux services sociaux de base dafa am ñaar
muy santé ak éducation muy njàng mi ak faju mi bu ci nekk boroom xam-xam yi dañoo réfléchir defar ay programme ak ay normes ne dëkk bu baax bu bëgg tey doom jàng mu correct dafa am ay normes yoo xam ne danga ko war a respecter ay ratio classe bi nii la war a toll taux d'encadrement bi nii la war a dem mooy tant d'élèves pour benn enseignant tant de population pour benn professeur enseignement moyen tant de population pour enseignement supérieur loolu ay normes la yoo xam ne ay UNESCO ak yeneen yi ay CAMES ak yu demee noonu ñoom ñooy réfléchir ñu teg ko ne dëkk bu baax bu bugg ay sam njàng dem ci kanam noonu nga war a tëlale sam njàng waaye bu ñu xoolee li xaw fii ci Mbour mooy ba tey jii may wax yéen am na ay quartiers yoo xam ne ay abri provisoire ñoo fa nekk ci commune bu toll ni Mbour abri provisoire mooy ay néegu ñax yoo xam ne xale yi dañ fay entassé wu dañ fay buuxante di fa jàng fan yële passé am na benn ay image yu ma envoyé benn abri provisoire mooy temps yi ngelaw lu metti loolu mbooyee te poussière bu bëri bi ñaari fan yooyu mu amee woon ñu won na seen quartier école yi ñaari abri provisoire yoo xam ne ngelaw li bu duggee ni mu doon def élèves yi enseignant bi mën na ko xëy na muy protéger boppam tamit moom sol na masque au moins muy protéger aussi ci poussière bi mais élèves yi mu yor presque 80 élèves ci benn abri provisoire kenn takku ci masque kenn amu ci loo protéger woo ngelaw leeg poussière bi mu ngi dugg ci biir classe bi mel noo xam ne kenn ñaanul yàlla sa doom di jàng ci conditions yi mel noonu ba tey jii may wax ak yéen bëri na sunu école yoo xam ne amuñu mur boo demee léegi nii rek ci kaw fii côté Sanc di nga fa gis cité enseignant foofu di nga fa gis ay école yoo xam ne amuñu mur nag yi dañuy traverser école bi jël côté ba côté xale mën na génne ñu gaañ la keneen mën na génne ñu gaañ la oto yi yenn saa yi pour def ay raccourcis ci biir école bi la ñuy fël rek continuer pour bañ a def le tour xale mën na génn rëcc enseignant bi génn dem kenn xamul jamono bi dafa jaxasoo léegi mën nañ ko sàcc mën nañ ko dóor mën nañ ko def lu nekk seen école yooyu yu ci bëri amul toilette wala bu amee toilette yi baaxul wala matul beneen bi mooy carte scolaire bi respecté wuñu ko 42 quartiers war nañ xool fu nekk am ay école primaire fu nekk am ay école secondaire lycée yi tamit ñu xool nañ koy tasaare ci biir Mbour pour respecter ratio yooyu ma leen di wax te école bu ñu ci jël ñu fexe ba classe yi au maximum bu mu dépasser 50 personnes am ay enseignants yoo xam ne tamit mairie bi daf leen di jàppale ci ay renforcement de capacité ak ay formation pour ñu gën a xarañ beneen bi mooy sunu école yi jàngalekat yi fa la ñuy yendu fa la ñuy passer plus de temps que yenn saa yi seen kër yi boo dindee xëy na heure nelaw yi xanaa jaaykat yi fa nekk sunu yaay ya fay jaay fa la ñuy passer plus de temps que seen kër yi xale ya fay jàngee fa la ñuy passer plus de temps que seen kër yi kon environnement ba war na am nu mu mel mooy war na am ay poubelle war na am système de ramassage d'ordures war na am ay toilettes yu baax ndox bi moom warul taxaw parce que ndox moom mooy set kenn mënul ne dina may set te du ma am ndox loolu c'est pas possible waaye école yu bari fi mu nekk nii amuñu ndox ñu fa am ndox yenn saa ay teen la ñuy root te même teen yooyu conditions yi nekk sax du conditions yi nga xam ne moom lañ war a nekk école yooyu war na am li ñuy wax un aménagement paysager mooy war na am ay garab yu nit ñi di féexloo waaye war na également am ay garab yoo xam ne buñ ko toppatoowee sax mën nañ ci am ay ressources wala rendement boo xam ne dina permettre comité de gestion école bi
mu mën ci fay yenn frais yi boo jëlee benn école nga def fa 100 citronniers lime de Tahiti bi muy def rendement 3 fois par an bu dee rendement bu nekk nga calculer que 5 000 francs rek 3 fois yi c'est 15 000 multiplié par 100 c'est 1 500 000 1 500 000 mën na fay ndox mën na fay courant mën na fay leneen te di nga yaraale xale yi ci toppatoo gàncax comme ni ñu war a yare xale yi ci toppatoo xar wala nag wala beneen mala bu mu mën a nekk parce que ñoom ak ñun la yàlla wàccandoo ci teer àdduna bi pour que ñu mën a dund bu yéwén te nit la yàlla jox responsabilité wu toppatoo gàncax bi ak toppatoo mala yooyu laxat karam naa bani aadama wa hamalnaahum fi barri wal baxri yàlla moo ne dafa jël doomu aadama mu yëkkati ko mu élire ko ba pare def ko mu nekk dominateur ci géej gi ak ci jéeri ji dominateur boobu du téye garab yi di dagg dominateur yooyu di jàpp fas yi ak xar yi ak yooyu di leen toroxal wala muusi non mooy fexe ba organiser leen ba mën leen a jariñoo mu doon loo xam ne lu baax lay doon pour askan wi loolu dañ ci war a yar sunu doom yi moo tax ci école yi ñu créé fa li ñuy wax foresterie scolaire fexe ba bu amee espace ñu xajal fa loolu xale yi ci seen heure de récréation wala vacances yi ñu mën fa di doxantu di roose ay garab ak di leen taaye di leen toppatoo te recettes yi ci am dafay mën a jàppale école bi ci frais de gestion yi loolu ku nekk xam na ne amul ci école yi fi mu nekk nii ñun ñu ngi ci doon def benn projet pilote ñu ngi ko commencé école Médine bi incha allah bu ñu yàlla dimbalee ci fii ñu jëm bañ pare si dinañ ko mettre à l'échelle mooy école yooyu yëpp dinañ ko fa def sunu mbedd yi war na am aménagement paysager loolu dinaa si delluwaat maa ngi woon si école yi donc war nañu respecter carte scolaire bi mais si biir école yi tamit war nañ fexe ba ñu respecter un taux d'encadrement correct respecter environnement école bi dafa ay poubelles yu baax fexe ba mu am ay toilettes yu baax yu respecter doomu aadama buñ ne ay xale rek lañ parce que xale tamit mooy nekk mag ëllëg te am na yoo xam ne ay valeurs yoo xam ne ci xale nga koy yare mu mën a sàmm boppam mu fonk boppam mu mën a dem toilette bi dans de bonnes conditions en toute sécurité également yooyu yëpp nag incha allah bugg nañ ko def ci biir école yi bugg nañ également cours de renforcement yi parce que actuellement si ñun ñii ñëpp ku ci am moyen sa élève sa doom mu ngi jàng ci école ba waaye bu ñibbee ci kër ga am na ku koy encadrer loolu nag ñëpp amuñu possibilité boobu te ñëpp am nañ droit boobu moo tax war nañu organiser wu pour que même ñi nga amul seen kër yi ci biir école yi buñ neexalee wala boog motiver tuuti yenn enseignants yi wala yenn étudiants yi ñu mën bu élèves yi wàccee ñu mën leen téye au moins bu dee 30 minutes la wala 1 heure de temps ñu def ay cours de renforcement gratuit yoo xam ne maire bi moom mooy motiver ñi nga xam ne ñoom ñoo koy def matière essentielle yi dañoo nekk ci un monde concurrentiel bi mooy monde boo xam ne dañuy buuxante dañuy xëccoo dañuy jëkkantewuñu nag ci lu bon mais dañuy jëkkante ci ku gën a gaaw ci développement bi Togo amee port boo xam ne mu ngi xaw a buuxanteeg portu Dakar bi ci la ko président Macky Sall ne leen xaar leen ma ñëw ci la créé port multifonction wu Ndaayaan bi kenn waxatul portu Togo bi fi mu nekk portu Ndaayaan bi rek la ñuy wax amoon na temps organisme international boo jël FMI Banque mondiale AFD
ONICET BIT OIT OMS foo mënti dem cadre supérieur ya fa nekk ay Sénégalais lañ doon nekk waaye si diggante bi xaw nañu bàyyi sunu loxo ba ay dëkk yu mel ni Bénin ak Nigéria actuellement côté boobu xaw nañ ñu ci dab ba boo demee foofu dañuy buuxanteeg Sénégalais yi ci organisme yooyu moo tax ma ne leen dëkk bi actuellement dëkku buuxante la moo tax ñu fexe ñun waa Mbour tamit ba bokk ci buuxante boobu nuñ ciy bokkee mooy dañuy préparer suñuy doom boo déggee may wax ne man dugguma ci politique pour gagner élection dama dugg ci politique pour créer une nouvelle génération loolu moo tax nouvelle génération bi ñu bëgg a créer mooy génération boo xam ne li xew ci jamono mooy nouvelle technologie de l'information et de la communication mooy ordinateur yi xarañteef yi mooy science mooy technique mooy ingénieur dans tous les domaines yooyu ñu am ñun Mbour fii ay xale yu xarañ yoo xam ne dañ leen encadré depuis xale gunge leen renforcer leen ngemb leen ba fu ñu dem ci concours ñu gagné loolu tamit bëggoon nañ ko def di ay journée d'excellence ci ay matières scientifiques ay matières yi nga xam ne ci mooy matières yi gars yi di buuxantee ca kaw loolu tamit bëggoon nañ ko def pour renforcer la qualité au niveau de l'éducation à Mbour toujours ci wàllu njàng mi war nañ def ay cours de vacances gratuits yi nga xam ne ñu ngi ko doon essayer di ci def ak suñuy propre moyen baagoon ci 4e édition bi bu mujj bi ñu ngi amoon 10 000 élèves amoon 21 sites parents d'élèves yi toog fii yëpp ku nekk xam na njariñam léegi école yi ko Philippe ñi ko ñam ñëpp xam nañ njariñam te éducation Mbour yëg na ko parce que depuis un certain temps le lycée Demba Diop de Mbour mooy premier lycée de la région de Thiès te cours de vacances gratuits yi ñuy def moo tax ñu gën koo renforcer mettre ko à l'échelle gën ko organiser ba mu mën a gën a jariñ askan wi bu ñu paree ci loolu mooy xam ku nekk xam ne ne bëri na ci ñun ñoo xam ne seen loxo àggu ci ginnaaw dañuy ñëw yenn saa yi laaj la sama inscription doom bi sama fourniture doom bi waaye mairie bi am na ci fonds de dotation yi loo xam ne du xaalisam état du Sénégal président Macky Sall mooy xool ne Mbour am na tant d'élèves am na tant d'écoles am na tant d'enseignants mu jël ci kaw gafaka dëkk bi def ko ci fonds de dotation jox ko mairie Mbour bi naka jëndal ay cahier jëndal ay sac jëndal ay table banc jàppaleel école yi pour waa Mbour mais yéen ñëpp xam ngeen ne xaalis boobu kenn xamul fan la dugg élève bu nekk bul la ñamalee benn bi ak benn kay bu fekkee di nga ci jot bari na loolu nag lañ bëgg mu dañ dañoo bëgg gën a jàppale parents d'élèves yi ci fourniture ak ci inscription yi waaye gën a jàppale également comité de gestion yi ci nu ñuy gérer école yi fayu ndox yi fayu courant bi ak fayu ñi nga xam ne ñooy nettoyer école bi boo demee ba université dëkk boo dem dëkk bu baax boo dem maire ba wala mairie ba ut na benn appartement sa université ba bu ay doomam amuñu fuñ nekk ci université bi ñu mën a am appartement boo xam ne dañ fa mën di fa wéeru loolu am na fépp ba mu des Mbour rek moo ñimee bàyyi ay étudiants am ñuy tumburanke ba ñenn ñi di ñibbisiwaat di bàyyi jàng ñun biñ ko yegee en 2015 boobu ay politique amagul ay am dem amagul ci lañ commencé woon di wut appartement à Dakar appartement à Saint-Louis appartement Bambey appartement Thiès appartement Ziguinchor di ci jàppale étudiants yi boo amul chambre université
au moins ne appartement boo xam ne boo fa demee di nga fa fekk say doomu Mbuur yoo xam ne dañ am fu ñu wéeru bu ñu xëyee dem jàngiwaat. même avant loolu man sama kër mosuma toog 2003 ak léegi te amul au moins 6 étudiants mbuurwaa yoo xam ne ci sama biir kër laa leen yor. ren 10 étudiants ñu ngi yeewoo sama kër bii Dakar parce que dama jaar université xam condition sociale impact ak incidence bi mu am ci résultat wu njàng. ñu bëri seen njàng ngi yàq université c'est pas parce que bëgguñu woon jàng, c'est pas parce que mënuñoo jàng, c'est pas parce que xamuñ ne seeni waajur dañ leen a yónni foofu yàkkamti leen, waaye dañuy nekk situation yi métti, amoo foo dëkk, amoo foo lekk, amoo loo naan ci dëkk boo xam ne xamoo fa kenn da ngay mujj ñibbi si waat. loolu moom lañ bëgg mu dañ loolu lañ bëgg mu dañ moo tax ñu bëgg ci région bu nekk ñu créé fa li ñuy wax la maison de l'étudiant, ut appartement wala kër boo xam ne mairie bi moo koy jël étudiant Mbour, waaye ku ci am chambre université baax na, ku ci am sa mbokk boo dëkk baax na, waaye ku ko ci amul nga am dëkk boo xam ne dëkkuwaay boo xam ne mairie bi moo koy jël, boo demee fekk fa say mbokk Mbuur ngeen jàppalante ba seen jàng mën a réussir. ku nekk xam ne ne étudiants yi dañuy am problème wu stage buñ seen diplôme yi pour valider ko yenn saa yi da ngay def ay stage dañuy sonn étudiant Mbuur waaye pour am fu ñu defee stage. ñun lu ñu mën ñu ngi ko siy def, waaye normalement bu amee une équipe boo xam ne mu ngi bàyyi xel ay doomam, bu amee maire boo xam ne mu ngi bàyyi xel waa dëkkam, war nañ ko mën a organiser ba ku bëgg a def stage ñu wutal ay lettre de recommandation gunge la nga dem defi stage. loolu mooy li nga xam ne moom lañ prévoir ci wàllu njàng mi, li ko dalee primaire ba jëm université. bu ñu paree ci éducation bi, parce que nee naa leen suñu politique ñun du pour élection yi, parce que élection yi moom ku nekk xam na ne ci ndimbalu yàlla lemu na ba pare Benno Bokk Yaakaar gañe na ko. waaye li ñu tax a jóg surtout mooy nañ la ñuy defaree suñu dëkk bii ba mu baax. wax nañ éducation bi li des mooy santé également kuréel gi ko yor ci àdduna bi muy OMS chaque jour ngeen dégg ñu ne vaccin bi kenn waru ko utiliser parce que OMS validé gu ko. OMS moom mooy réguler politique gu santé yi nekk ci àdduna bi yépp. ñoom ñoo ne dafa am lu ñuy wax système référence contre référence. nit waroo soj rek dem hôpitalu Grand Mbour, boo sojee boo geesoo tuuti rek ci koñ bi war nga faa fekk benn poste de santé boo xam ne dees fa mën a gérer sa soj mi nga war a yow ñeeku ñibbi si. jigéen bu tollu diggante soxla na gynécologue, waaye soxla na sage-femme, soxla na tamit bàjjenu gox boo xam ne dina ko mën di conseiller, di ko wax lan la war a lekk, lan la war a naan, nu mu war a tëdde, nu mu war a doxe ak nu mu war a liggéey ci këram. loolu nag warul sori pour mu am fu mu ko amee ku ko jàppale. bu feebar bi weesoo soj ba weesu poste de santé bi, bu doxee tuuti rek war na daj benn centre de santé bu mu mën a fajoo. centre de santé bi war na fa fekk médecin, war na fa fekk ay technicien supérieur, war na fa fekk infirmier, war na fa fekk sage-femme, waaye war na fa fekk également ñuy naan agent de santé communautaire.
ñoo xam ne dañuy conseiller nit ñi di leen sensibiliser di leen informer ci comportement yi ñu war a am pour que seen wér-gu-yaram mën a ñoŋ. war na fa am également ay politique pour lutter contre ay tuberculose ay sida ay paludisme ak yeneen ay distribution de médicaments distribution de moustiquaires ak yu demee noonu yëpp war na am ci biir centre bi. centre boobu tamit warul sori këru nit ñi war nañ ko tas ci dëkk bi ba nga xam ne duñ ne Mbuur fi mu nekk nii buñ limoon ñaata centre de santé fi am ñëpp seen xel mi ci centre de santé bu Tefes bi lay nekk. pour nga lim fi 3 ou 4 centres de santé ci dëkk bu toll ni Mbuur problème lay nekk te loolu warul mën a am. war nañ am yeneen centre de santé yoo xam ne dina permettre sa feebar bu weesoo soj nga mën a dem foo xam ne di nga fa mën a fajoo faj mu yéwén. bu weesoo loolu nag ñaanuñu yàlla mu bari nga mën a jël nag oto wala ambulance bu baax jël ci la ambulance médicalisée yóbbu la sa hôpital ba boo demee hôpital ba tamit nga fekk fa un plateau technique correct ak ay médecins spécialistes yu baax yoo xam ne dina la jël en charge correctement. bu weesoo foofu buy waree dem ay Dakar te normalement un hôpital de référence hôpital niveau 3 war na mën a am fii biir Mbuur. bu waree dem ba Dakar nag au moins ñoom ay ambulance yu baax am ay ambulance médicalisée yoo xam ne ci biir ambulance bi diggante fii ngay jóge Mbuur ba bi ngay àgg hôpital Dakar yi ñu lay traité walla ci yoon wi li nga soxla perfusion la walla leneen ñu mën la koo defal ci yoon wi ba keroog ngay àgg. loolu mooy un bon système de santé woor nag day ànd ak personnel bu mat sëkk. moo tax démb bi ma dajeeg waa école de santé bi am fii ma ne leen góorgóorlu leen ngeen jàng bu baax parce que ci kanam tuuti dama leen di soxla ci kanam tuuti Mbuur daf leen di soxla ci kanam tuuti dañuy créer ay poste de santé yu doy dañuy créer ay centre de santé yu doy ay hôpitaux yu baax dañ ko fiy def bu ko defee ñu mën a ñëw ñoom tamit ñu liggéey ci daan fi seen doole. jàppale fi waa Mbuur parce que waa Mbuur tamit soxla nañ un bon état de santé pour mën a song économie bi. loolu mooy ñaari secteurs yi may duggoon léegi muy éducation ak santé. troisième secteur bi ci wàllu boobu mooy environnement bi ci laa doon wax léegi de sunu mbedd yi bu ñu organiser woon reboisement bi ñu xool quartier bu nekk. analyser suuf si xam ban façon garab moo fa gën a baax man biñ ciy waxtaan dama ne leen woon ci tali yi nañ ci def garab yu mag yu am jëmm yuy jëmmal Mbuur xay yii nañ ko delloowaat ci tali yu mag yépp ñu defaa fa ay xay yu baax waaye ci biir quartier bi dañ fexe ba am ay garab yoo xam ne dafay am ay meññeefteef yu ñuy utiliser. boo demee dëkk yu mel ni Maroc foo tourné seen orange yii nii moom moo nekk ci mbedd mi mu boole rafet ak am ay fruits yoo xam ne dinañ ko mën a utiliser. boo demee ay Tunisie mbedd yëpp ay tàndarma yu rafet ñoom ñoo ko bordé mu boole rafet am ay fruits yoo xam ne moom la ñuy jël di ko paqueté nii boo demoon tey ji supermarché moom lañ ñuy jaay. ñun Mbuur fii buñ décidé woon ne dañuy jël 100 000 pieds manguiers ñu tasaare ko ci biir dëkk bi 100 000 pieds manguiers ñu tasaare ko ci biir dëkk bi bu demee ba màgg ñu greffé ko def ko ay mangue kent 100 000 pieds bu fekkee ne pied bu nekk dina génn ci mangue valeur 10 000 francs def leen calcul bi ñaata mooy dugg fi ci Mbuur ci xaalis 1 milliard sans compter nag
lu muy contribuer ci environnement bi mooy ci nu muy raxasee air bi ñu mën a dund nooyi ci air bu baax 100 000 pieds boo ko jëlee tas ci Mbour dina mel ni defuñ fi ay pieds manguier ndax Mbour yaatu gi mu yaatu te ku sa buntu kër am manguier sa biir am kër am ko doo dem di sànni ji xeer ci kër jàmbur pour sàcc mangu ce qui veut dire que ñii bañ def seen kër yi mangu yëpp parce que dañ naan xale yi dañ fay sànni dootuñ ci am luñ ci bañ parce que boobaa ñëpp seen buntu kër yi dafay am mangu beneen bi mooy système de ramassage des ordures ñu am ay poubelles yu baax yu mag ci coin bu nekk am ay oto mbalit yu baax ki àndoon ak Bombardier démb muy Moussa Los maa ngi moom waxtaanoon ci loolu ba mu ne ma mën na ma indil 10 camions yoo xam ne ni loolu dong mooy seen liggéey bu ñu jëlee loolu boole ko ak defar ay poubelle ñun ñii rek dessiné woon nañ ay façon poubelle yoo xam ne yu ñu waroon yóbbu ci gare routière bi bu ñu jëlee sur menuisier métallique yi bu leen ko wonee dinañ ñu ko defaral ay poubelles yu baax lay nekk waxuma la am camion de mais boo amee benn tracteur bu baax rek parce que ni ñu ko dessiné woon boo jëlee fii benn poubelle nga teg ko fi boo ko ñëwee nga lonk ko avancé booy dem beneen da ngay jël bii lonk ko ci bii boo demaatee jël bee lonk ko ci bële finalement day mel ni ba nga ngaa jeexal day mel ni otoraay nga dem tuuri boo paree nga dellu siwaat bu nekk nga wàcc ko feneen ça coûte moins cher te koñ bu nekk boo jëlee sa mbalit di nga ko mën a génn kër parce que mbalit nag neexul a dëkkandool ci biir kër actuellement boo demee ci quartier yu bari rond-point yi saaku mbalit yi la boo ñëwee sele bu yoon bi dañuy tegle saaku mbalit yi moom mooy rond-point bi moom ngay wër pour dem loolu image bu ñaaw la rax ci dolli oto mbalit yi rythme bi ñu waree ñëwuñu ko gis naa temps yi sax sunu koñ bi am na benn oto mbalit bu fi commencé ñëw depuis 3 semaines xam naa élection yi waaj ñëw moo tax bu ñëwee ñaari fan dina toogaat 3 semaines doo ko gis waaw kon boog nañ bàyyi xel ne dañoo war a ut ay oto mbalit yu baax ut ay poubelle ut ay ñoo xam ne tamit dañuy nettoyer dëkk bi bu baax sunu tali yëpp même tali yi bee si fi mu nekk nii boo leen rombee suuf si mu ngi koy waaj a nangu loolu yëpp war nañ ci taxaw ñu mën a dund ci environnement bu baax bi ci topp mooy environnement nag aménagement da cee ànd noo leen mën a comprendre dëkk boo xam ne amul place publique dëkk boo xam ne amul foo xam ne bu ngoonee mën nga ànd sa njaboot dem toog fa féexlu dëkk bu am plage diggante golf ba gàdd ga te amul kenn ci yéen ku ñemee heure bi nga ne xaaral ma dem féexlu ci boor géej kon finalement plage bi lu mu ñuy jariñ xale yi fii dem plage sax dañuy jël oto génn dëkk bi dem ay saleek fu nekk ci côté boobu tamit wàllu environnement la ba tey am nañ un projet d'aménagement wu plage bi boo xam ne dañoo jëloon un ingénieur génie côtier koo xam ne loolu rek mooy xam-xamam mu jël tànkam diggante golf ba gàdd ko mu dox ko 10 fois yor benn drone boo xam ne moo koy assister mu paree defal ñu benn projet d'aménagement boo xam ne mool bi dina ci gis boppam mareyeur bi dina ci gis boppam femme transformatrice bi dina ci gis boppam ku bugg a sangu géej di nga ci gis sa bopp ku bugg a féexlu di nga ci gis sa bopp ku bugg a restaurant di nga ci gis sa bopp ba pare dinañ protéger côte bi ba li nga xam ne mooy dal at yi passé
golf Mbour Téeréer ak Gàddaga ak tefes mooy géej gi di avancé di yàq seen kër yi incha allah dinañ ko stoppé ba loolu dootul amati te aménagement yi ñu fay def dinañu permettre lépp luñ pertoon si wàllu plage dinañ ko recouvrer waat fii ak 5 ans incha allah projet bu mel noonu ñun am nañ expérience bi parce que def nañ ko Saint-Louis te ku doxantu biir Saly actuellement di nga gis ne Banque mondiale def na ko biir Saly incha allah dinañ ko àggale biir Mbour parce que jàpp nañ ñun ne Mbour mérité na lu mel noonu loolu mooy troisième volet bi nga xam ne moo jàpp ci environnement dañ ne woon bala ñoo àgg ci yeneen domaines yi bu mel ni administration gouvernance bu mel ni économie numérique bu mel ni ay croissance ak économie bu mel ni économie bleue gërëmaat bu baax ñi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk assistance bi xëy na li ñuy wax bu leen intéressé wu woon duñ ci concentré wu ba mën a poser ay questions ñu leen di gërëm ci li leen Mbour intéressé ba ñuy toog di am ay interrogation ak ay questionnement ci Mbour ëllëgëm naka la war a tëddee góor si la sama xarit la sama goro la maa ngi koy nuyu bu baax li mu wax dëgg la dafa am esprit critique moom yenn saa yi mu def post yoo xam ne ci Facebook bi dama koy woo wax ak moom parce que damay jàpp ne sax xanaa dafa génn Benno Bokk Yaakaar léegi dem feneen waaye parce que moom dafa dëggu bu gisee lu mu comprendre baax na bu comprendrewul day essayer comprendre jërëjëf merci beaucoup parcours bi defe naa ne honorable député Sira Ndiaye mottali na ko waaye li mu si dolli rek mooy moom mii si ñu mottali sama parcours politique ci la bokk jàngal na ma ne politique dafa ànd ak élégance politique comme ni mu ko waxee am na affaire tendance waaye maa ngi moom dañuy tendance tefes ba mu saf ñu dem assemblée nationale mu jël parole sargal doomu Mbour yëkkati doomu Mbour ngeen dese assemblée nationale muy xool ndax añ nga ndax toppatoo nañ la bu xaar bi yàggee mu utal la foo toog ci bureau te du ci am benn xel ñaar mu nekk njàngat bu rëy buy wane moom ci ban niveau la nekk te tendance am xamu ci wax ju ñaaw xamu ci jëf ju ñaaw waaye gaynde la nag bu amee ay conviction am dina ko défendre ba mu saf-sap waaw waaye toujours mu ngi préserver ay limites parce que xam na ne ñun ñëpp ñoo bokk mbir mi ma di ko ci gërëm bu baax di ko ci sant di ko ñaanal nag bu baax di ko ñaanal lu mu mën ren yàlla na mën lu ko raw ëllëg moom ak ñii fi teew yépp beneen question bi moo nekkoon ci daara yi moom def naa ne daara yi lu ñu soxal la parce que daara yi nag moom moo cimenté sur apprentissage avant ñuy dugg école dañoo dugg daara Pambisaan daara Soyibu
oustaz Mbodj Diop daara Pa Maguette Yadd daara Pa Ibrahima Diouf daara yooyu yëpp Mbodj Diop du Mbodj Diop bii la Mbodj Diop boobu beneen Mbodj Diop la 11 novembre la waaye léegi côté Médine fii la dëkk Médine kooku mooy Mbodj Diop bu maire Jamba Sarr bokk ak Mbodj Diop bii de foofu lañ jaar fa lañ jànge ba pare doog a dem di commencer di jàng français te xam nañ jàng biñ jaar foofu ni mu ubbee sunu xol yi ak sunu xel yi ba jàngam français mi ñu mën fi performer dafa am benn xarit bu tudd Ablaye Niane professeur de droit la actuellement daa demoon daara jàng ji ba pare doog a dugg France waaye bu mu duggee daf doon tëb def CI def C1 def CM2 def nangam ba ni mu demee université loolu yëpp dafay wan njariñu daara moo tax daara yi ñu war leen a réhabilité waat déjà suñu fraternité ñun ñii suñu xaritoo ñun ñii ñëpp foofu la doon commencé ñoo bokk daara bu tàkkusaan mosaan jot da ngay gis xale yi def ay kii ñiy jaar nii di daw parce que oustaz bi libéré na leen bu école tëjee wala àllarba yoo xam ne jànguñu français ñëpp dañ doon dem ci daara yi loolu nag il faut que ñu delloo siwaat ko te ni ñu koy delloo siwaatee mooy ñu fexe ba jege daara yi jàppale leen accompagner leen ci seen conditions yi d'enseignement yi sëriñu daara yi tamit ñu bàyyi leen xel ñun de bi ñu commencé ba tey Maam Laay mii mooy sunu trait d'union entre ñun ak daara yi mu siy door nag dox bu rafet bu leen xool Maam Laay bii si yeneen i fànn xool leen ko si bii ma leen di wax rek mooy daara yi waaw bii nii moom jàmbaar la si macha allah da koy dox bu rafet ànd seeg sëriñ daara yi luñ nekk ñu nekk ceeg ñoom waaye buñ ñëwee fële incha allah buñ demee mairie ba li ñëpp bokk parce que daara yi tamit ci éducation la bokk te éducation mission de service public la li waral ñu war a subventionner école privée bi moo waral ñu war a subventionner wala ñu jàppale wala ñu bàyyi xel daara bi incha allah dinañ ci bàyyi xel bu baax comme tamit bu yàgg ñun dañ daan dégg bi ñu nekkee xale ñu ne courant wu jumaa yeeg yooyu ak ndox yi meeree koy fay defe naa ne loolu bëreetul léegi ci Mbuur parce que joo fi def rek am na ay boru courant wala ay boru ndox loolu tamit dinañ ci bàyyi xel bu baax incha allah politique daal bi nga xam ne moom la ñuy def pour tabaxaat beneen génération na ngeen xam ne dañ ko bëgg a soubassement bi dañ bëgg a nekk ay nit yu diine l'islam comme diine chrétien mu nekk ay xale yoo xam ne sa diine bañ nekk dañ say sax di sa doxal na mu gën a rafete te ñeneen ñi uuf si diine jooju ñu bàyyi leen xel ba duñu kenn du leen gis di leen xeeb koo xam ne bu nekkee si ndaje moo war a jiitu ñëpp dañ koy xool war na am nu mu mel buy jiite warul di jiite di bàyyi xel ne man am naa problème mu dépense wala coupé nañ courant kër gi parce que julli def naa teewlu baax na ci loolu mooy Mohamed xam naa ne posé nga question bi pour mu wax ci waaye xam nga ne ñun ñu fonk daara lañ bi yàlla jëlee alxuraan bi nu mu yaatoo yëpp mu jiital ci iqra bismi rabbik ñu si leen xamoon ne waaw jàng am na solo te jàng boobu nag dafa am ci nasaraan bi am ci alxuraan bi léegi bi si topp mooy bi Mame Diarra wax mooy si jeunesse bi chaque jour jeunesse bi dama leen di wax ne leen lii ñuy def nii pour yéen la Pape Amadou Ndaw yi nii ñoom Ndiogo Anne ñoom Babacar Mbeng
ñoom ñii amul benn xeex buñ deful pour jeunesse su Mbour am na jour sax ñu xawoon a laxatu ji fële sa fleur de lys pierre de lys maa leen fa fekk ko def naa heure bii pour yóbbu leen ay reer parce que si ñoom dafa am ndaween yoo xam ne bu ñu reeru woon du baax si ñoom muy Pape Amady Ndaw bii di rakku Xadi Ndaw donc ñoom yàgg nañu xeex si affaire jeunesse bi koñ bu ñu bàyyee li ñu am yëpp ànd ak ñun xam nañ ne ñoom duñu ànd ak ñoo xam ne bàyyiwuñu xel jeunesse bi si topp mooy équipe bi nag équipe bu jeune la nous allons avoir inch'Allah une équipe municipale jeune avec des jeunes talentueux ay jeunes yu xam seen bopp xam luñ fi ñu jëm ñu xëy yu ambitieux jeunes yi bàyyi xel jeunesse bi également moo tax tout ce qui est infrastructure sportive équipement culturel ak infrastructure culturelle incha allah dinañ ci bàyyi xel bu baax jàppale jeunesse bi ba ku ci bëgg a jàng ci conditions yu baax ku ci opté pour formation professionnelle am foo bu baax foo ko defee artisans yi ku nekk xam ne ne jeunesse bi ñoo ëpp ci artisans yi du dëgg Pam Ndaw mooy DG APDA moom moo yor affaire artisanat dina leen jàppale bu baax ci côté boobu sunu sœur bii nga xam ne mooy Oumy Sila Ndiaye mu ngi liggéey ci affaire chemin de fer ak yu demee noonu TER bi xam naa ne war na ñëw ba Pointe Sarène dina leen jàppale ci formation ci métiers yu bees yooyu fexe ba ñu dugg ñoom tamit ci liggéey yu mel noonu pétrole baa ngi fii Sangomar dina leen jàppale tamit ci formation ci métiers yu bees yi ba ñu mën a bokk ci ñi nga xam ne dañuy liggéey ci pétrole beeg li ko wër ku ci am passion ci benn sport bu mu mën a nekk dinañ fexe ba nga am foo ko defee bu dee stade la pour footballeur bi wala basketteur bi wala handballeur bi bu dee salle de sport la pour judoka bi wala karatéka bi wala taekwondo man bi bu dee làmb la wala arène wala arène municipale pour mbër yi waaw bu dee tamit pour coaching xam nga pour garde corps yi ah ñoom mbay sekk yooyu xam nga ñooy garde corps sira donc yooyu yëpp incha allah bëgg nañ ci bàyyi xel bu baax pour que jeunesse bi gis boppam bu baax ci mairie bi naka lay fonctionner dina leen gunge tamit ci wàllu financement ak entrepreneuriat parce que am na fonds bu ñu war a créer ci mairie bi bu tudd fonds d'appui aux initiatives socio-économiques fonds boobu artisan buñ ci ber doone ber nañ ma waaye aw ma machine bu ma liggéeyee doone ber nañ ma waaye aw ma machine buy dagg bois bi doone ber nañ ma waaye aw ma machine boo xam ne moom lay soudé wala ber nañ ma wala aw ma machine yoo xam ne moom lay utiliser pour carreleur te dinañ fexe tamit ba comme Mbour dafa nar a nekk une ville d'opportunité koo am xam-xam di nga liggéey koo am mën-mën di nga liggéey koo am formation di nga liggéey koo am jot di nga liggéey koo am pas-pas di nga liggéey koo am doole di nga liggéey te ku liggéey di nga am xaalis ku liggéey di nga am xaalis loolu mooy li nga xam ne moom lañ prévoir Mame Diarra ci jeunesse bi bettuma nag question bi jëm ci jeunesse bi jóge ci yow parce que ba ma la xamee ba tey ci xeex pour que jeunesse bi ñu jox ko seen cër ci laa la xamee donc loolu moo nekkoon question yi salle de spectacle bi wax naa ko parce que loolu moom xam naa da nga doon nelaw galo waaye salle de spectacle bi wax nañ ko parce que ñun Mbour fii dañoo bëri ay talent ay artistes yooyu il faut que ñu am foo xam ne fa la ñuy dem di produire war nañ tàkkusaanu vendredi wala tàkkusaanu samedi wala bu dimanche nga mën a ànd ak sa famille dem seetaani théâtre quelque part wala nga dem seetaani cinéma quelque part wala concert Wally war nañ ko mën a tëgg fii Mbour te duñ génn dëkk bi
gisuloo suñu artistes yi il faut ñu utal leen fu ñuy yëngatoo promouvoir suñu talent yi nga xam ne nag ay talent la ñu nekk fii biir Mbour yëkkati leen ba àdduna bi yëpp xam leen ñu gunge leen ba ñu am li nga xam ne moom lañ bëgg loolu mooy li nga xam ne moom lañ bëggoon wax ci mbir mi su fekkee ne question yi baax na mën naa continuer ci programme bi li ci des rek bëreetul ma insiste ci benn boo xam ne bu am solo la mooy économie numérique actuellement Covid bi wane na ne nouvelle technologie de l'information et de la communication yi dafa am njariñ bu baax ci confinement bi di nga gis koo xam ne ci bureau la nekk pendant 3 mois pendant 3 mois te la mu doon liggéey ci bureau bi mu ko doon liggéey loolu lu muy wane mooy présence géographique bi amatul njariñ lool ci liggéey bi nit war na mën a nekk fii di liggéeyal waa Amérique wala nga nekk fii di liggéeyal waa France ñu lay fay ay euro wala ñu lay fay ay dollars parce que lépp ci nouvelle technologie yi lay jaar te loolu war nañ ci préparer bu baax sunu doom yi war nañ opportunité yi nouvelle technologie yi di indi yëpp ci àdduna bi ñu fexe ba Mbour bénéficié wu ci dinañ ko dugal bu baax na ci administration municipalité bi tey bi ñu demee léegi ci proximité yi am na ku nañu na ngeen toppatoo affaire këyit yi bu baax ba lañ ñëwee ci mairie bi pour am fa këyit jafe na lool ma ne ko nit war na man bu fekkee ne suba da ngaa soxla extrait nga xalaat ko à 1 heure du matin nga ubbi benn page dugal données yi nga xam ne yëpp mooy tax ñu defaral lu extrait boo xëyee suba teel nga dem retirer ko dem sa yoon loolu c'est élémentaire actuellement ci jamono bii ñu nekk mooy digitaliser les procédures loolu incha allah fas yéene nañ see taxaw bu baax a baax a baax ci wàllu opportunité yi tamit di leen accompagner jeunes yi ba ñu mën ko utiliser ci njàng mi place publique yi war a defaraat actuellement nag boo nee place publique rek waa maire yi demaat ci àll bi ut ay sëriñ moo tax place publique bi may ragal di ko tudd waaye xëy na mu dul foofu sax ñu mën ko fere waaye il faut ñu am nag ay place publique c'est dëgg dëgg mënul ñàkk il faut que ñuy dem ci place publique di sinap noonu xam nga mooy loolu amam say di sinap comme ñëpp ñu waa Saly di sinabe waa Dakar di ko sinabe waaye ñun il faut ñu sinap ñun tamit léegi nag fu ñuy sinabe war nañ fa def ay point wifi yoo xam ne kuy jàng mën nga dem foofu nga connecté wu correctement def sam njàng si du mu gën a baaxee recherche yi nga soxla yëpp nga mën ko fa def war nañu am ay bibliothèque numérique actuellement li nekk ci réseau bi ci ay livres boo jëloon Mbuur yëpp def ko bibliothèque xaju sa alors que ak sa téléphone rek mën nga accéder ci livre bu la neex ci àdduna ay bibliothèque numérique yoo xam ne da ngay ñëw toog connecté wu livre boo bugg ci àdduna bi ci wàllu diine ci wàllu économie ci wàllu pêche ci wàllu commerce loo soxla di nga mën a dem jël fa sa livre nga lire ko correctement moo am début bu baax nag boo xam ne di nga mën a télécharger ay livre boo toogee ci place bi télécharger ko bu fekkee ne da ngaa war a dellu sa kër boo àggee mën a continuer lecture bi war nañ fexe tamit ba commerce bi ak yooyu yëpp ñu dugal ci nouvelle technologie bu baax ba tailleur bi di mën di présenter ay ñawam di jaay di récupérer ay xaalis menuisier bi di ko def menuisier métallique bi di ko def keneen ak keneen di ko def artisan yi yëpp di ko def
donc loolu mooy dañoo bëgg a jël nouvelle technologie dugal ko ci économie bu baax ba mu booster rendement yi yëpp ci domaine yëpp. économie bleue bi nag mooy mbirum géej comme yàlla dimbali nañu ñu am géej war nañ ci mën a sukkandiku nag pour développer suñu dëkk pour créer opportunité mool yaa ngi fi mareyeurs yi transformateurs yi transformatrices yi usines yi ñiy jaay glace ñiy defar ay kees ñiy yëkkati ñiy teg loolu yëpp di liggéey ci autour de la mer ku nekk war na ci gis sa bopp. géej gi tamit war nañ aménagement boobu ma leen waxoon sànq ci environnement bi aménagement boobu tamit dafay war a am ay incidence sur le plan économique ay restaurant yu baax yu mel ni comme lagon war na mën a am fii ci géej gi du dëgg war nga mën a dugg ci biir géej gi toog brise bi di ñëw waaw di ko dund tuuti à côté mu am koo xam ne am na benn commerce bu ndaw bu muy def foofu moom tamit mu bën a bénéficier wu ci fréquentation bi am ci booru plage bi comme ni ma ko waxee foofu war nañ fa man tamit benn ku jigéen di fa defar pepesu di koy jaay gaay yi ñuy lekk jën yi ah pepesu ndawee ni bu ñëwee lekk jën yi naan ñeex mi après ñibbi loolu yëpp dafa war a mën a am fii ci Mbour bu ko defee ñu mën a dund gu tey dund gu tey beneen bi mooy communication mooy bu ko ren dans quelques jours rek moom mën a quelques mois taximan boo fëgg ne que mairie Mbour bi fan la jëmee Mbour dans 3 ans mu wax la ko bu ko ren dans 3 ans rek dans quelques mois transporteurs yi boo leen laajee mairie Mbour bi lan la seq ak yéen lan leen fan la jëm ak yéen mu wax la ko dans quelques semaines dans quelques mois artisans yi war nañ xam ban lan la leen mairie Mbour dencal dans quelques mois ñëpp war nañ xam ne ku feebar néew doole yan possibilité moo am sa mairie bi pour ak jàppale wala pour ak gumbe ñi def formation war nañ xam bu ñu génnee formation yan possibilité lañ am surtout mairie ba ku ci am sa bac opté pour formation war nga xam yan possibilité moo am sa mairie ba da la lay jox bourse da lay jox demi bourse da lay defal inscription wala lan la lay defal boo toogee sa quartier nga gis ne classe yi matul miiru école bi matul war nga mën a xam ne biir mairie ba am na fa koo xam ne wala ñoo xam ne suba ak ngoon loolu rek la ñuy xaar ku leen ko wax ñu dugal ko ci programme bi pour dugal mën ko exécuter balaa quelques mois loolu dañ donc dañoo war a transformer mairie bi en une véritable administration de gestion koo xam ne dafay gérer problème mu askan wi dafay gérer soxlay askan wi da koy gérer nag ak une bonne gouvernance mooy danga may defal nañ ko waxtaane ba pare ma xam li nga may defal ak naka nga ma koy defale ma wax la ci sama soxla wala ci sama xalaat nga boole ka sa xalaat ñu mën ko def mu mën a jariñ ñëpp loolu mooy une gestion participative gestion transparente bi moom kenn du ko wax un magistrat de la cour des comptes incha allah li askan wi moom dinañ ko bàyyi ak ñoom mairie ba la fu am dinañ ko delloo ci askan wi ba askan wi yokk dinañ fexe ba mairie ba lu fu askan wi am ñu delloo leen ko ba ñu yokk du ñu jël mukk ay terrain wu jeunes yi di ko jaay te duñ ko jaarale ci procédure yu baax yi du ñu créer ay 3 bureaux domanial ci benn mairie du ñu am ay registres yoo xam ne ci saagu maire bi lay nekk buy dem da koy yóbbuwaale du ñu nangu ay signature
si ay këyit yu vierge këyitu kër yu vierge nga def signature yëpp boo ñëwee ne ko sa waay dama bëgg nga ñëw jàppale ma si liste bi mu bañ nga ne ko xaaral ma remplir la fii benn këyitu kër nga jàppale ma loolu moom du am si ñun incha allah. beneen bi si topp rek mooy ku nekk xam na ne fii si sunu dëkk bii di Mbour nekk commune depuis 1926 ba tey am na quartier yoo xam ne ndox àgg ko fa ba tey am na quartier yoo xam ne courant bi àgg ko fa ba tey am na quartier yoo xam ne éclairage bi def naa fii rek fii 30 mètres bii rek maanaam kii la fi lamp yi defaroon naa ko waaye courant bi si boppam moo baaxul loo fi def bu yàqu te yenn saa yi da ngay am kersaw defar fii bàyyi fële parce que comme ñoo nekkandoo fii nañ dundandoo lépp rek ba fee bi dañ incha allah dans quelques mois. éclairage bi àggul fenn àggul fépp sécurité bi problème bu mag la te sécurité li ci gën a garaaw mooy nit ñi xamuñu mooy dafay laal économie bu métti sunu mbokk moor yaa ngi fi ak mareyeur yi ñoom Mor Sall ngi nii da ngay toog fii ñu ne nag am na gaal gu teer 6 heures du matin yëpp sompat boo amul ay xale yu la gunge yenn saa yi da ngay am problème pour génn 5 heures du matin naan yaa ngi dem fële quai de pêche ba sunu paa yaa ngi nii démb la waxuma tey am na benn imam bu ñu ne ñu buy dem jàkka ja jarbaatam yi dañ koy gunge problème mu sécurité problème bu doy waar la te éclairage da koy régler wala boog da siy régler lu bëri beneen bi mooy léegi yu xew si àdduna bi nga xam ne ay yenn saa ay caméra de surveillance yoo xam ne jarul dara te day jël rayon bu yaatu nit mën na sàcc fële def na rëcc na mais daw yi muy daw diggante bi affaire bi jël ko après ñu mën ko jàpp correctement te bu nit ñi xamee ne saay-saay yi bu ñu xamee ne loolu bëri na si dëkk bi dinañ xoolaat bu baax bala ñoo def yenn actes yi sécurité bi il faut ñu yokk ko waxtaan ak état bi mu jàppale ñu si un maillage quartier yi mel ni zone Sonatel ak lu ko wër teeru Mbaring zone boobu yëpp am ay poste de police yu baax ñu yokk commissariat lañ fii si Mbour ñoom seen biir nag ñu jàppale leen ñoom ay oto yu baax di mën a def patrouille yi si war bu ñu mënee am police municipale ñu dolli kasi sécurité bi dafa am solo bu baax donc mooy ndox courant ak sécurité loolu tamit lu am solo la si ñun bu yàgg suñu premier mot français yin man ñu ngi ko maye woon si tefesu Mbuur gi bu tubaab yi masaan ñëw doxantu foofu nga toppale naa leen monsieur moi foofu la suñu premier mot français foofu lañ ko amee woon bu ñu paree borom voiture yi gënoon a nekk au top or na seen voiture yi ba mu nice yenn saa yi tubaab yi yéeg si def tour bu leen fayee benn yoon rek ñu am dépasse weer léegi tourisme bi ñun Mbuur dañu see rayé alors que jigee di bi dañu ma taxul a yàpp waaye au moins xel gi dina la xëy bu ñu sali nekkee nii Pointe Sarène nekk na la ñu nekk si digg bi war nañ développer ay stratégie yuñ mën a profité si présence su ñaari station balnéaire en Babacar Mbengue dimbali nañu si loolu yaa ngi si liste bi ah ñu liggéey si loolu bu baax ba tubaab yi di fi jaarati sama mbokk yi naan leen monsieur moi duna loolu war nañ ci bàyyi xel bu baax loolu c'est pour dire que tourisme bi dañ si war a profité Mbour dafa war a nekk un pôle de service pour tourisme bi un pôle de service pour la zone industrielle de Sandiara un pôle de service pour la zone industrielle de Diass
un port de service pour l'aéroport de Diass, un port de service pour terre beeg yëpp Mbour dafa war a nekk benn ëpp boo xam ne ni ku si bugg banque assurance ak yenn démarches yi nga ñëw Mbour defe ko fi ku si liggéey si ñooñu ba sonn Mbour nga war a ñëwee am fi restaurant bu baax boo war a mën a toog lekk fi waxtaan fi les réunions d'affaires yi wër loolu yëpp lu si bëri fii si biir Mbour lañ ko war a defee événement yu à caractère départemental yi nga xam ne yu mag yi la yëpp Mbour la war a amee Jeux olympiques yi ñu tëb nii xëy na c'est pas encore définitif comme c'est 2026 bu ñu yàlla dimbalee bu ñu jëlee mbir mi 2022 2025 ñu jël Mbour def ko comme dëkk yi gën a baax xëy na waa CROSS la tudd bu Mbour bi bu Sénégal bi mooy CROSS xanaa ñoom dinañ ñu bàyyi xel ne nag Mbour mooy capital bi bu ko defee yenn compétition yi ñu defee ko fi match yi yóbbu ay stade Lat Dior loolu dafa war a jeex stade bii la ñuy defaraat ba mu mel ni Panal ñu fiy def ay match stade municipal bi ñu defaraat ko ba mu baax ñu fiy jouer ay match international ba pare nag fexe ba muy jariñ stade de Mbour ay ñoom Mbour kat ñëpp di sikki seen bopp Demba Diop FC ak ñoom Kër Madior loolu c'est possible lu mën a nekk la li may wax nii ñii may jàkkaar lool ak ñii ma nekk ñi ñoo leen gën a xam ne lu mën a nekk la te chance biñ ci am mooy lu ma fi tudd rek am na expert boo xam ne loolu la jàng loolu la xam loolu la liggéey au niveau national fas yéene koo yéene waa Mbour Baye Seck loolu ngeen bàyyi ci xel bu baax ayaa faat faati waaw ñu continuer di ci réfléchir def nañ projet bi moom bu baax waaw biñ koy def ñoom ñëpp a ngi fi woon Pape Fall ñaam yi mu ngi fi woon jaar-jaaram ñëpp xam nañ ko fii ci Mbour mais nañ gën a concentré wu si ne Mbour dans quelques années dafa war a nekkaat li mu warul woon mas a wàcc te nekk mooy capitalu département bi mooy locomotive bu département bi mooy dëkk bi nga xam ne département bi ku am soxla bu la jaaxal Mbour nga ko war a régler maa ngi leen di gërëm bu baax di leen sant jërëjëf